أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله ساهرا السلام عليكم ورحمة الله mbokk téléspectatrice Medina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci seen émission Ulil Albab tey nag ñu seet si woon kilifa ci réew mi di gan gu tedd du ko xam ne kenn du ko présenté ci réew mi muy Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra ñëpp xam taxawaayam ci réew mi ci lu bëri loo xam ne diine nanguwu ko ngor nanguwu ko ñu xam ci taxawaayam ak ONG Jamra mu nekk nag loo xam ne yàgg na ci réew mi yu bëri xeex nañ ko fi macha allah ba yàlla def ci ndam am si yoo xam ne tamit xeex nañ ko ba nit ñi xam ne lii du ay jikko yoo xam ne war nañ ko jikkoo ndax ni ma ko waxee diine nanguwu ko aada nanguwu ko ngor nanguwu ko kon macha allah du ñu def lu dul dalal Mame Makhtar Gueye ci émission Ulil Albab xam naa di ko laajaale rek tuuti ci li tax yàlla di interpeller borom xel yi macha allah bismillah Mame Makhtar ñu ngi lay dalal macha allah. waa kay jërëjëf mbokk mi Mohamed di la fay nuyoo soraale ci mboolem technicien yi nga àndal te di leen yeesal sama mbégte ci dalal bi ngeen ma dalal ci émission bi di Ulil Albab di tur woo xam ne àtte na boppam ndax suñu borom du benn yoon du ñaari yoon ci téeram bu tedd bi saa wu yëkkatee kàddu rek day naa yee borom xel yi laay waxal waaw kon nag émission bi wuyoo na turam ndax Medina TV itam boroomi xel lay waxal wala boog ñi nangoo dégg dëgg kon yàlla nañu yàlla may ci simili yi ñu fas yéene seq ay laaj ak tontu kàddu yu fi mënti root rek mu doon loo xam ne dinañu jariñ ñun ñi ci plateau bi ak tamit mbooleem téléspectateur Medina TV yi ñiy seetaan incha allah. macha allah barakallahu kon bala ñuy dugg ci émission bi comme ni nga ko waxee léegi ñu nuyu suñu technicien yi sëñ Saliou ak Ismaïla ak mbokk mi ñu àndal macha allah di leen ziyaara macha allah tey Mame Makhtar ñu ngi ci réew moo xam ne jaxasoo na lool coow yi bëri na lool te dafa tegaloo corona bee ngi fii ñi jëloon gaal yee ngi fii homosexualité bee ngi fii problème mu acte contre nature yi comme ni nga ko waxee mu ngi fii yooyu yëpp a ngi fii tey booy jàngat tey situation wu réew mi te nga xam ne nee na ñi nga xam ne dañu bëgg a yaatal mbon ci àdduna bi ñaari dëkk rek ñoo leen jaaxal tey muy Afghanistan ak réew mi ñuy wax Sénégal ci Afrique de l'Ouest ban jàngat nga ñu mën a defal ci loolu. waaw loolu day dama am yaakaar ne liñ ci waree sant yàlla maanaam le fait que Sénégal ba tey sukkalagul benn lobby homosexuel pour defal li nga bëgg liñ ci waree sant yàlla mooy li yàlla wërsëgale Sénégal ay mag yu baax ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ndax mag ñooñu ku ci nekk ci ñoom ci sa dund jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi bu ko defee nag ñun taalibe yu ñàkk solo yi bu ñu jógee di pànk lu naan war nañ leen fay bor xëy na xër la rek waaye koo xam ne moo la xamal xaalalaahu yàlla nee na xamal la xaala rasulullah yonent bi nee na soo doon liggéey ngir dund weer bu jot nga fab loo mënti am jox leen du tax nga mën a dab kéemtalaayu bor bi nga leen amel li ñu mën kay te dafa mel ni yéen Medina TV yéen a ngi xuus ci tànk yooyu li ñu mën kay mooy delloo leen njukkal delloo leen njukkal mooy lan mooy ñun taalibe yi ñu joxante loxo séq ndoonu lu rafet yi ñu fi bàyyi valeur yu rafet yi ñu fi bàyyi ngir aar ko ngi sàmm ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel lobby maçonnique wala lobby financier yi làqatu ci série
yi jàll télé te di def promotion homosexualité di def l'apologie de la fornication et la promotion de l'adultère am jëkkër am ñetti far ak yeneen yu demee noonu ak koo mën a doon ñu mën a jàmmarloo ak yow mu jaral ñu lu ne kon mag ñi loolu rek lañ leen mën a fayee seen bor ndax liñ ñi defar li ñuy jëmbat fii si dëkk bi ba ñi ñemee Sénégal bareetul tudd nga léegi Afghanistan tudd Sénégal nekk nañ ci rare pays yi nga xam ne lobby homosexuel yi dañ fi tële ndax lobby homosexuel yi am nañu ndam République centrafricaine daganal nañ fa ngóor jigéen lobby yi am nañu ndam Île Maurice daganal nañ ko fa am nañu ndam mois de juin bii Gabon nga xam ne voté nañ fa loi autorisant l'homosexualité te am nañu ndam dëkk bu ñu sës rëkk muy Cap-Vert te wolof nee na luy raam ci ñag bi la jëm wallaahi kon nag boo gisee Sénégal boobu ba léegi ñu dëgër bu ñu ko bàkkoo buñ ci naagu buñ ko tiitaroo dafa am lu fi mag ñi bàyyi waaye nag bu mu ñu tax a naagu tey la ñu war a gën a takku gën a téye li fi mag ñi bàyyi sàmm ko aar ko ba drapeau l'islam bi nga xam ne ñoom ku ci nekk ci ñoom téye nga ko ba nga fiy jógee jox ko sa naataangoo mu eggali kooku tamit war a uy ji boromam jox ko keneen mu eggali drapeau bi di ñëw ba ci ñun ñu ñàkk solo ñi war a ñoo am ñàkk fayda bu day ni alalu àdduna wala ut puukare mu jaral ñu ba ñuy seetaan drapeau bi muy laal suuf ndax su boobaa dina am gàcc fii te buñ demee ba jàkkaarloo mag ñi barzaq itam dinañu rus wallaahi waaw macha allah barakallah kon buñ la déggee mel na ni ñun suñu ndëgërlaayu réew mooy li fi suñu maam yi bàyyi rek waaye tamit nga wax lu am solo mooy bu ñu naagu ci li fi mag ñi def rek tëdd di nelaw ndax alxuraan sax mu ngi koy wax naan tilka ummatun xat xalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yaxmalun mu ne ñi fi jiitu seen jëf yu baax yooyu ñuy def ci seen compte personnel lay dem kon yéen ñi fi mujj fexe leen def fi loo xam ne tamit ci seen compte personnel lay dem ndax ku ci nekk rek bu la yàlla di laaj la nga jëfoon la lay laaj waaye du la laaj la sa morom jëfoon kon macha allah kon mu ñu la déggee mel na ni kon ñun daal suñu ndëgër laay dëgg-dëgg mooy suñu maam yi nga xam ne ñoom tudd nga leen ñoom ñëpp ku ci nekk macha allah barakallah mu mel ni kon tey mbirum homosexualité comme niñ koy waxee dañ ko bëgg a wesaare ci àdduna waaye nag ñun Sénégal am na quelque part foo xam ne nax nañ ñu ba ci li ñu jot a xam am na lu mat juróom benn ONG yoo xam ne ñoo fi nekk di leen taxawu ci seen wàllu paj ci seen wàllu nekkin nga xam ne képp kuñ fi xatal sax ñu toppatoo la ay kayit pour nga gaaw dem bitim réew dem basé foofu lan nga ñu mën a defal ci jàngat ci loolu. waa dëgg la am na dëgg gu wér peng boo ubbee sa kàddu léegi. maanaam mag ñu baax ñi. ku ci nekk la nga waroon def nga ko. te nag ku ci nekk la nga def ci sa compte personnel lay dem de. ndax banque boo mënti dem amul compte bu am. ñaari bénéficiaire dëgg la. waaye terewul nag. donte lee ñoom la ñu liggéeyal suñu borom yëpp ci seen compte personnel lay jëm. terewul nag te loolu sens la. pour ñun doomi réew mi am na lu yàlla ruusee mag ñi. te encore une fois rek daf ñuy delloowaat ci artu bi ñuy ubbee suñu wax. loolu yàlla ruusee mag ñu baax ñi tëdd fii. bu mu ñu tax a naagu. entre parenthèses am na sa benn naataango ci benn rajo. benn émission religieuse lay animé. suma xarit la. dafa am bés mu def émission ba noppi nag ma woo ko di ko tooñ. ne ko diw mu ne ma la béy ma ne ko sa thème bi tey moom macha allah waaye lenn laa d'accordul. te gis naa ne toujours booy tëj te jaaroo ci baat bi doo am jàmm. mu ne loolan la ma ne gis naa nga naan waaw Sénégal day nañ sant yàlla ndax diw fii la tëdd. diw fii la tëdd. diw fii la tëdd. ma ne ko baax na. waaye na nga am ay kàddu yoo si toftal. ndax mu bañ a jur naagu li tubaab di wax dormir sur ses lauriers. wallaahi ma ne ko suñu mbokku irakiens yi dafa leen dal. ma ne ko Irak lii Cheikh Ahmadou Bamba am tey. fa mu ko nampé di Abdul Xaadir Zeylaani. Irak la tëdd. Seydina Hussein Irak la tëdd. di góor yàlla di wàlliw bu mag. rahmatullahi alayhi sëñ Abdul Aziz Sy Al Amin mas naa dégg muy liim di liim ay nitu yàlla ba mat na 40 yi mu liim ñoom ñëpp a ngi tëdd Irak. wallaahi ana Irak tey. Irak daanu na. wallaahi ndax héritage boobu.
ñoom dañu dem naagu beew sàggane seen bopp ci wàllu jikko yi ñu bàyyi lépp dégg nga seytaane di jaar ci prox ndolo yu ko neex ba lépp ñu soofantal ko wayfal ko ba loolu leen yàlla jagleloon lépp màbba na daanu Irak a ngi ci guerre boo xam ne ñu ngi ci 17 ans de guerre civile wallaahi dañu dem ba nga xam ni tuur deret ci place publique yi ak place yi ñuy jullee dafa nekk lu ordinaire jigéen ñi dañuy dem marché ñu ne waaw lu xew fii ñu ne benn bomb lañ fi taal de waaye nañ dem waaye balaa ñoo tardé balaa borom jën bi di dem ba defatu leen dara dafa yëngalatu leen wallaahi dem nañu ba corps médical bi nga xam ni am na ci ñu seen xol dem ba toj ndax bés bu ne bi ñu leen wooyee pour ñu intervenir saaku la ñu yor fob benn tànk fii fob bopp fii ndax koo xam ne da nga dugg ci ful xuus déclenché sa ceinture explosive rey 20 30 40 50 personnes dañu dem ba miis ko dëgg la léegi municipalité yi dañuy ut lu ñu tuddee des ramasseurs de cadavres foofu la Irak toll tey allahu akbar te pourtant seen départ dafa mucc woon ayib ndax kàngam yu mag fa la ñu tëdd dëgg la ay ñu sës ci yorante yu bokk ak moom deret fa la ñu sallallahu alayhi wa tëdd sallam. alors ma ne waa ji kon nag booy tëjiti sa waxtaan liibar nga ne diw fii la tëdd diw fii la tëdd waaye na nga ciy toftal ne bu ñu naagu te nañu sàmmali fi mag ñi bàyyi waaw kay mu ne waat léegi danaa ko ci boot danaa ko ci toftal lu am solo waaw lu voilà am solo macha macha allah waaw mu mel ni yi nga xam ne lim nañ leen ba mu mat juróom benn waaw te ñoom ñi nekk fi bàjjanu borom ñaari tur yi waaw di leen taxaw ci seen paj ci seen dundin ba nga xam ne wax naa ko sànq kuñ fi nara bundu xataal sax ci niñ koy waxee ñu toppatoo la ay kayit nga dem bitim réew ci nu mu gën a gaawee lan nga ñu mën a defal jàngat ci loolu waaw ñoom day dimbali wuñu borom ñaari tur yi nit bu nekkee ci musiba non seulement musiba waaye nekk ci tooñ ndax tooñ weesuwul nga dem mbaaw takk fa juróom-ñeenti sëy jóge di fa dem Kaolack guddi gu tedd guddee ni guddi mawlul nabi takk fa fukki sëy ak benn wallaahi ñu naan déetawaay nga ñëw fii ci Mermoz ñaar fukk ak juróom borom ñaari tur yi dajaloo fa 4 heures du matin di takki sëy bu ma yaboone sax ñaar fukk ak juróom benn ndax seen bàjjen bu góor bu ñàkk jom bi moom moo daw waaye police a nga koy wër te dinañ ko jàpp alors kuy def loolu nekk ci tooñ yow organisation des droits de l'homme nga woo ko yedd ko au lieu nga naan non c'est des minorités sexuelles nee ko minorité du tooñ majorité boo leen bëggee dimbali loolu nga leen di wax wallaahi ñaareel ba lii ngeen leen di encadrer ku bëgg ku feebar nga yóbbu ko mu faju seen feebar du dara lul feebaru sida yëg nañu ne yéen organisation des droits de l'homme yi ONG yéen a ngi leen di dimbali ngir antirétroviraux yi yomb ci ñoom waaye loolu du solution bi lay jur ak lay sabab ñuy dem di lijjanti ji ay garabu sida wax ja foofa ngeen ko war a kale boo leen mënul xutbaal ngeen yóbbu leen ci ilimaan wala dégg nga aw naayim wala bilaal bu xarañ mel ni Mohamed mi toog ustaas yu xarañ ni moom su boobaa ñu ne leen xaala laaw xaala rasulullah waar leen xëy na lépp du sotti ci diggante xefe xippi waaye avec le temps xëy na dinañ dem ba seen xel yedda leen kon yéen ONG yi boo leen bëggee dimbali borom ñaari turu loolu ngeen leen di wax waaye doo leen jay parce que loolu jay la dem ci rajo yi naan waaw on doit les protéger c'est des minorités sexuelles jay la non seulement yéen a ngi leen di jay ci seen déviance waaye yéen a ngi leen di xiir ci provocation lim naa ci quelques exemples te bi ci gën a jéggi dayoo mooy bërëb bu tedd boo xam ne boroom moo waxal boppam si suratul jinni ne wa annal masajida lillahi jàkk yi néegu yàlla la ñu dem foofa di fa def seen ñawteef fa la tooñ mën a am léegi nag lii ngeen leen di wutal garabu siddaa yi loolu doy na waraate laajul xam-xam pour nangu ne que la ñu nekkee moo jur lii ndax yàlla dafa dogal suñu réew di Sénégal bu dul benn yoon du ñaari yoon depuis ci nguuru Ablaye Wade OMS organisation mondiale de la santé benn bànqaas la bu askanoo ci Nations Unies tey toppatoo mbirum wér-gu-yaram à travers le monde bu dul benn yoon du ñaari yoon yónnee nañu Sénégal lu ñuy wax satisfecit waaw loolu genre lijaasa la di gërëm Sénégal
ci ni ñu maîtriser le taux de prévalence sida parce que naka jekk boo demee ci yenn réewu Afrique centrale yi ay Rwanda ay Burundi ay et cetera taux de prévalence bi Rwanda sax tane na léegi ndax kaw ga nga ma ngi def liggéey bu mucc ayib waaye ci yeneen réew yi taux de prévalence sida yu jéggi dayoo nga fay gis 34% 40% maanaam téeméer boo jël ci doomu aadama yi foofu ñeent fukk yi amee nañ doomu jàngoro bi looloo fa am OMS nag sargal Sénégal ne ko yéen li tax ngeen ni seen mbir yéeme amu leen sax 1% ndeke 0,7% de sida téeméer boo jël waxuma la kenn sax moo fa am sida waaye matul sax kenn 0,7% ñu ne yéen lan mooy seen secret Sénégal tontu leen daal ne fii de bàkkoowuñu ko nag waaye yàlla baaxee nañu ñu am une longue tradition d'éducation religieuse Njaasaan Tiwaawan Canaba Ñaseen Medina Baye Laayeen famille omarienne ba ci église bi duñu tay di ñaax ak di teg askan wi ci yoon ak di leen xiir ñu tënku ci siraatal mustaqim bàkkoowuñu ko nag xëy na loolu moo tax vagabondage sexuel am na fi de waaye lëmbewul na mu lëmbe ci réew yooyu ngeen lim waaye nag ba gouvernement bi fobee communauté homosexuelle yi ber leen mooy ñi nga xam ne ONG yi nga tudda ñoo leen uuf njaboote leen kon gouvernement bi am na seen nombre am na seen statistique ba état bi ber leen à part le taux de prévalence est de 27%. maanaam téeméer boo jël ci ñoom ñaar fukk yeeg juróom-ñaar am nañ doomu jàngoro bi loolu Medina TV waxu ko Jamra waxu ko waaye le CNLS moo ko wax le Conseil national de lutte contre le sida qui était logé à la primature léegi primature nekkatu fa defe naa dañ ko logé à la présidence ñoom ñoo wax loolu 27% de sida waaw loolu doyul jàngat ak waaraate xam ne lii ngeen nekkee baaxul kon nag ONG yi bu ñu bëggee dimbali borom ñaari tur yi langage de vérité yooyu lañ leen war a wax waaye di leen jay naan wooy on vous doit de la protection vous êtes une minorité kon nit ki leen naan kon di ma nekkee ayul ndeke ñee ngi may protéger alors loolu nag ñu ngi koy naqarlu te di ñaan sama xarit ñoom Seydi Gassama Amnesty sama ñoom xarit Assane Dioma Ndiaye LSDH ndéem bëgg nañu dimbali borom ñaari tur yi nañ leen di tenir sa langage de vérité là incha allah macha allah barakallahu kon indil nga ñu ay information yu am solo ci ONG yi nga xam ne ñoom ñoo boot borom ñaari tur yooyu ci di leen jàppale ci war leen wax dëgg au lieu que ñu leen di jay macha allah tey mu mel ni yegg si nañ foo xam ne ci suñu téléfilm yi mu mel ni am na kër guy saytu loolu gu ñuy wax CNRA waaye ku tiitul dafa mel ni da nga yëgul li xew ndax tey li am Europe États-Unis Mexique mooy xeex nañu ba téléfilm yi wala série yi chaque série dina am kuñ ci jox rôle lu góor jigéen pour rek jàllale seen message est-ce que tey fii ñu toll nii tiituñu suñu réew mi ndax loolu dañ dem ba yegg foofu. waaw foofu d'abord damay bëgg a profiter rek sa naataangoo yi. yëkkati ay kàddu njuumte. di ñu kokkali naan Jamra ñooy kan. di xeex série yi. mel ni ñoom ñooy gendarme de la conscience. nekk le directeur de la morale. bay bëgg a tànnal nit ñi lu ñu war a xool ak lu ñu warul a xool. kooku kàddu yooyu yàpp sénégalais yi weesuwu ko. ndax ku xam sénégalais nu mu ngoyee. ci valeur de démocratie et de liberté d'expression. nga bëgg askan lay Jamra kuréel boo xam ne mooy tànnal nit ñi lu ñu war a xool lu ñu warul a xool. yàpp sénégalais la ndax naka jekk Jamra muskàllaf yi adultes yi itteeluñu. parce que comme ni ngeen koy waxee yéen taskatu xabaar yi les adultes sont majeurs et vaccinés itteeluñu. suñu combat mooy aar tout tànk yi. nga xam ne dañuy dawal film yu bon à des heures de grande écoute nga toog sa soxna toog sa jarbaat toog sa doom toog ñuy wane loo xam ne jéggi na dayoo ñooñu ñooñu tax a jóg. ndax ñooñu suñu borom bu dul benn yoon du ñaar yoon ci alxuraan yëkkati na ay kàddu wane ne. yéen wayjur yi moomu leen ñii dama leen dénk. te ku nekk ci wayjur yi jàpp naa ne berger nga sàmm nga. te bu ëllëgee ku ci nekk la ma la dénkoon danaa la laaj noo ko sàmmee. ñun ci loolu la ñu tënku. dëgg la xale yi amuñu droit abandonné leen. à la merci
des producteurs audiovisuels yi nga xam ne wutum xaalis ak enrichir nu mu gën a gaaw kot moo leen tax a jóg seen yoon ci santé mentale ak équilibre moral des enfants seen yoon kon na leer ñooñu tax a jóg adultes yi dem leen ngeen xool lu leen neex alors ñaareel ba suñu taxawaay taalibe la ndax suñu borom jaarale ko ci làmmiñ bu tedd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu fàttali ne jullit bi góorgóorlu ci sàmmonteeg juróomi ponk yi baax na mais doyul mas nañ ko laaj Seydina Muhammad mu ne ne waaw ñu ne ko ñu defee ne woon ku góorgóorlu shahadaat bi prestation de serment bi kooku sax xëy na c'est valable ñi nga xam ne dañ jógee ci beneen diine bëgg ñëw dugg ñu jàngaloo leen shahadaat bi ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede naa ne yàlla kenn la te Seydina Ahmed la yónni ñun dañu am chance juddi ci ay famille yu jullit waaw imam bi moo ñu koy xutbaal li xaamal ko ci suñu ñaari nopp yi waaw ku sàmmonteeg loolu sàmmonteeg waxtu yu juróom sàmmonteeg joxe azaka boo ko mënee woor weeru koor ak aji mag bu la ko sa wér-gu-yaram ak sa poche moyen ñun ñu defee ne woon loolu rek mooy mandargay jullit Seydina Mohamed ne des na de ñu ne ko lu des mu ne ñetti taxawaay yi jullit bi war nga loo gis muy raam jëm ci penc mi te nar a yàq jikko yi wala muy raam te nar a tilimal maanaam lislaam war nga am taxawaay bi bu njëkk bi war nga opposé wu fi yeddi yi ak jëf waaw nee na bu jàppandiwul fii lisaani yi nga wax nga dénoncé mooy lii Medina TV di def tey yéen a ngi alerté su jàppandiwul fi xal bi yi nga naqarlu ko sa xol ba yàlla xam ne kii kat sama jaam bi dafa néew doole waaye metti na ko Latif sax ndeysaan daan na faral di tooñ naan fi xal bi yi daal ci yoon dañ ko war a bàyyi ak suñu maam yam màgget ba xubidaas waaye ñun ñi mën a di yéega ko wàcc di xuloo ko poñante nañu jëfe fi yeddi yi ak fi lisaani yi kon nag looloo tax ñun série bu ñu gis muy raam te nar a yàq ji ko xale yi infidèle doon na fi wone ay séquence góor jigéen mu di logo LGBT bi nga xam ne mooy drapeau international mbooleem kuréel àdduna wërngal këpp mooy seen signe de reconnaissance wane nañ ko série bu fi jóg di daganal njaaloo ak am jëkkër am téeméeri far alors ñun fi yeddi yi ak fi lisaan yi wallaay alors suñu ñaareelu motivation nag mooy bu dul affaire taalibe gi sax ñun ay consommateurs lañu dañu am des droits à défendre am aussi des enfants à protéger léeg-léeg may joxe exemple di tooñ sama kaawu doomu ndey Momar Ndaw bu ASCOSEN association sénégalaise des consommateurs ma ne toujours Jamra woo leen di leen sargal léeg-léeg ñu gàttandu ay tonnu potu tamaate yu périmé yu naroon dikkal lorange askan wi ñu signalé ko ministère du commerce intérieur ñu dogale ko léeg-léeg ñoom ñu gàttandu ji ceeb bu bon bi waaw ñun nag jàpp nañu ne du ceeb bu bon bi rek ak tamaate bu périmé bi rek ak boîte de conserve yu varié rek mooy produit de consommation dérive audiovisuelle yi dugg ci yóoru xale yi di yàq seen jikko di leen jàngal ngóor jigéen ay produit de consommation la ngeen ne bu kenn wax wallaahi kon nag Jamra taxawaayam loolu la acharnement nag amul acharnement mooy loo xam ne ci contexte bu bees bi la waaye je prends à témoin Mamadou Diop Decroix mu ngi may dégg le ministre de la culture bi alternance bi doogee am ñu jëkkee def suñu jàmmarloo ak Canal Horizon xam nga kon acharnement amul parce que booba yàgg na ça fait 20 ans ñoom dañu amoon film bu bon bu ñuy wax confession érotique tur yi rek attene boppam xam nga Canal Horizon moom a priori yoonu kenn newu ci parce que c'est privé waaye nag ñoom dañ daan lu ñuy may diggante 18h 20h foofu lañ daan jàllale seen caay-caay kon foofu la ñu jëkk jàmmarloo balaa yi xew tey ay infidèle ak ay maisonné dafa xew woon kon nag acharnement amul dafa nekk benn logique boo xam ne moom la ñu topp depuis 20 ans macha allah pour aar xale yi nga xam ne suñu borom moo sant képp kuy jullit nga aar leen protéger leen alors moo tax ba léegi teggiwuñu tànk fii may wax yow am na plainte bu ñuy préparé ndax gis ngeen temps yi réseaux sociaux yaa ngi takkar naa seen ndekete ñoom engagement yi ñu jëloon ci Babacar Diagne CNRA dañ doon nelawloo nit ñi rek mu di Marodi TV génn nañ benn série numéro 29 épisode 29 di Karma waaw maar de taali la fa ne teggin mayul ma di ko wax fii seen antenne wallaay beneen série bi di infidèle ñoom gis nga yamatuñu ci daganal njaaloo wax lu bon
def de la pornographie verbale. léegi dañ ci boole dagg yi saaga ndey. benn xale la ñu wane xaw ma ku jigéen ki ñëw jiitlanteeg moom dem di àkki beneen moroomu jigéenam. wala dégg naa da nga ko nangam di ko brutaliser nangam. soo bàyyiwul xale bi wala boo ko defetee danaa nangam taan. wallaahi wala ko yow kay ki brutaliser xale bi moo la tane. ndax yow yaa ngi sol ci xolu xale bi ay jikko yu bon. wax ju ñaaw ak saaga. alors kon nag ma jox scoop bi Medina TV. démb laa jokkoo ak Babacar Diagne. dafa tukki woon demoon Burkina Faso. yónnee naa ko extrait vidéo yi ma lay wax yëpp. waaw érotisme bi am. ci Karma. épisode 29 bu Marodi TV. ak daggi saaga ndey. yi am ci infidèle. mu ne ma jot naa ko. waaw ma ne ko nag comme que ñëw nga incha allah balaa semaine bay jeex. le comité de défense des valeurs morales. ak Jamra. parce que les coalitions la. ak tamit ONG Daaral Quran wal Ihsan bu sa naataango imam El Hadj Aliou Dia. ak tamit la convention des jeunes Tidiane bu oustaz Mamour Fall. mat nañu 48. dinañ fa ñëw jébbal ko plainte bi. incha allah parce que ñoom moomuñu dëkk bi. wallaahi moomuñu nit ñi. wallaahi ne danaa ut xaalis par force. ci kaw jalgati diine ji. dëggaate valeurs yi. ak jël jikko yu bon di ko sol xale yi. kooku kenn du ko seetaan. wallaahi macha allah. barakallahu kon am nañu mbégte ci li nga ñu indil noonu ci li xew ci suñu réew mi rawatina ci série télévisée yi nga xam ne ñu ngi koy jox suñu njaboot ñu di ko consommer mu nekk loo xam ne lu ñu yàgg dénoncé la man bokk naa si ñi nga xam ne def naa ci ay vidéo wax naa ci wàllu yu ne pour loolu rek mën a dañ ci réew mi ndax suñu njaboot yi ay victimes lañ macha allah tey ñu ñëw ci beneen laaj bi nga xam ne moo xew muy information yoo xam ne ñu ngi koy relaté ci wàllu centre de redressement bu Serigne Modou Kara ak yi fa xew yëpp ba ñu ci tudd ay ñu ñàkk seen bakken ban jàngat nga ñu mën a defal ci loolu. loolu yëpp ñàkk vigilance su état bi la. parce que ñun ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom kuléerul association yi yëngatu ci wàllu social wala sur le plan religieux. mosuñoo tay di dénoncer na état bi tas les milices privées. c'est illégal. moo xam Kara Security. bu sëñ Modou Kara nga xam ne milice privée religieuse la. wala moo xam les calots bleus bu PDS c'est illégal. milice privée politique la. wala les marrons du feu bu APR bu Macky Sall c'est illégal. alors ba tax na ñoom ñëpp. dañuy nekk des sources de violence sanglante yoo xam ne léeg-léeg bakken sax rot ci. wallaay. ana le jeune Ndiaga Diouf xale boo xam ne amul sax fanweeri at. wallaay. fu mu ñàkkee bakkanam décembre 2011 fii ci buntu Sacré-Cœur Mermoz. ñàkk a yabal foofu sànq nañ ko. fàtte nañ ko léegi sax. wallaay. le 11 février 2019 campagne baa ngi doon doog a tàmbali salaamaaleykum rek milisu candidat Issa Sall. parti PUR. ak les marrons du feu bu APR ñu songoo foofu sa Tambacounda ñaari bakken rot fa. wallaahi. alors loolu waral nag dès le lendemain. Imam Massamba woo réunion d'urgence bureau exécutif ñu ne ñun nañu waslu suñu àq état dégg ñu wala mu bañ ñu dégg. ñu mandaté ma dem archive nationale. am ay documents yu ma fa jël. ñu ñaan audience Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur. mu recevoir ma di ko ci sant. ndax boobu mu nga newoon ci ay xat-xat yu metti waaye nit ku la ñaan audience le même jour nga recevoir ko le même jour. ma daa di indi la ma gànnaayoo woon texte de loi. mu di la loi 78-40 du 6 juillet 1978 qui interdit formellement toute activité de police privée muy bu politique bi wala bu religieuse bi. mu ngi ci texte yi. ndax texte bi nee na ñetti kuréel la ñu may sañ-sañ ñu taxawaayu police. wala gendarmerie wala armée muy ñooñu ma lim. waaye terewul nag ay particulier texte bi prévoir na dérogation. bu fekkee da nga am des biens immobiliers nga bëgg ku la ko saytul. wala nga nekk kilifa du war a dem ci yenn xew yi. nga bëgg ku la defal sa protection rapprochée. waaye nag c'est soumis à autorisation préalable. te aucun des 5 candidats wax naa ko ministre bi ba ñu jàkkaarloo. le 12 février. ci début campagne bi. aucun des 5 candidats sàmmonte wala ak charte yooyu. alors ba ñu waxtaanee mu ne ma sax gis nga généraux yi nga gis au garde yi nga gis sama salle d'attente. da nga sàq mi suñu lanc ndax
mbir moomu la ñu ci la fas lañ doon yéene dox tey waaw. rek te naka jekk ci suma kanam jël na téléphone am woo le staff de campagne bu Madické Niang staff de campagne dégg nga bu Sonko bu Issa Sall Idrissa ak Macky nee na leen seen milice privée yi dëppoo ak yoon dakkal leen ko ku ci nekk ci yéen fekk suba dinañ la jagleel un corps d'élite de 30 gendarmes ñu nekk sa garde rapproché dëgg la bu leen neexee ngeen continuer di ànd ak seen milice privée à condition nañu futti seen uniforme paramilitaire à condition nañu dindi seen gànnaay alors tey nag la ñu doon ragal ci milice privée yi moo am waaw wallaay. ndax ñi yore centre de rééducation yu sëñ Modou Kara yi si Kara sécurité la ñuy yëngatu ndax brigade de recherche leneen a leen taxoon a jóg parce que lii yàlla moom yàlla lu mu bëgg feeñal rek feeñal dëgg la. benn waay bu porté plainte rek ne dañuy sàcc scooter am ci loolu lañ doon enquête di def ay investigation jékki ne carax dugg ci benn centre d'éducation ndax ràññee nañ ci ñeent benn naa ngi zone B benn naa ngi Wakam benn naa ngi Malika benn naa ngi Guédiawaye ñu fekk fa scooter ba fekk fa tam yeneen scooter yoo xam ne seen i borom dem nañ ba seen xel génn ci génnoon nañ ci wallaay. fekk fa yeneen yoo xam ne tas nañ ko def ko ay pièces détachées la gën a jéggi dayoo nag ñu fekk fa yamba wallaay. te centre yooyu ñaare li tax mu siiw xale yi nga xam ne seen i waajur jaaxle nañu ndax xamuñu ni ñuy def ak ñoom ndax xale yi dañuy jànkoonteeg yamba ba dégg nga teqali ko seen sal moo leen tax a jóg moo leen tax a jóg. centre boo xam ne la ko tax a jóg nga fekk ñu di ko fa jaay wallaay. la gën a jéggi dayoo nag mooy ba ñu recenser l'ensemble des 5 sites yi ma lim léegi ñu xayma 300 ak juróom fukk ak ñetti xale koo ci gis sa yaram daw ñu nga jeex tàkk seen foire yeeg côtelette yi ne fang nekk ci xiifal bu ñu leen xiifal wallaay. nekk ci malnutrition am na ci ñoo xam ne sax am na ay lëgg ci yu ñàng ci seen yaram ba wax nañ ne sax ca ña leen jiitu am na ci ñoo xam ne sax ñàkk nañ ci seen bakkan wallaay. loolu mooy scandale bi gën a rëy ci mbirum centre de détention yi nga xam ne ñëpp amoon njort bu rafet ni day dimbali xale yi waaye nag nit ki itam bu ko natt bu mel nii dalee muy sëñ Modou Kara seedeel ko rek lii dëgg te yàlla tax lii dëgg te yàlla tax ñun Jamra très souvent ay pères de famille dañuy faral di solliciter sama doom yamba bi yóbbu na bopp bi sama doom day gain sama doom na et cetera yaakaar ne Jamra mën na lu ne alors te ñun chaque fois bu amee cas bu dépassé suñuy compétence dañuy seet ku ñu ci tane moo tax nag ñu ngi gërëm waa centre de sauvegarde Jacques Chirac bu Thiaroye ñoom Cheikh Diop li ma ko yabal ci ay xale yuy tux yamba du benn yoon du ñaari yoon di gërëm yi tamit ñi yore centre de rééducation yu Kara ba muy baax moo tax may wax nag ba nga parce que la ko taxoon a jóg loolu la boobu selloon na ñoom itam am na ay xale yu ñu fa yabal au bout de quelque temps quelques semaines wala quelques mois ba ñu génne seen wayjur ñoo woote sax di gërëm ne xale bi bàyyi na yamba bàyyi na yëpp macha allah. kon ban càggante moo am ba ay saay-saay ne fa carax di fa jaay yamba di fa def yu bon foofu nag Kara def na erreur ndax doo wóolu sa ay jawriñ rek wan leen ginnaaw waaw fa nga état tam def na erreur waaw. ndax lu mel ni du nekk ci dëkk bi nga xam ko yëg ko gëmm ci sa bët wallaay. ba scandale am ñu doog a wax parents yi am nañu tort am nañ ci part ndax doo jël sa doom parce que Kara jëliwul doomi kenn parents yi ñoo fa yóbbu seen i doom dañ ko indil waaw. doo fa yóbbu say doom ba noppi ñëw ne ko waaw sëriñ bi na nga def waaw kay salaamaaleykum voilà ay yaxam laa la laaj waaw. keroog la ustaas bi gëj a gis du yoon du yoon waaw. kon ku ne na nga si jël sa wàll waaw sëñ Modou Kara nag di ko dal metti na ndax loo xam ne da nga ko créé woon pour jubbanti ay xale delloo leen siraatal mustaqim ñi di fa def safaan wa ku mu daloon dana la metti kon nag mënoon na fi jóg naan complot la nangam waaye yàlla dimbali na ko mu ànd ak dal parce que ñun Jamra dañu ne woon tekk di ko déglu ba mu wax ba noppi parce que ñun dañ fa mës a yabal suñu ay nit ay xale ñu am fa résultat bu mucc ay ba muy baax xëy na def na ay 4 ans 5 ans ci ginnaaw ñu di ko déglu waaye heureusement ba mu yëkkatee kàddu jël na une posture légaliste parce que dafa jox ordre jawriñam ñi ne silence absolu bu ma dégg kenn ŋaan dëkk bi dafa am séparation des pouvoirs exécutif législatif judiciaire lii nag ñaka ŋànk nañ leen bàyyi ñu doxal seen i mbir te yemul ca loola 43 jawriñ yi
brigade de recherche jàpp am na ku daw làqatu ji këram fii ci Mermoz. waaye dafa woote ne génne leen ko. waaw na dem gendarmerie. waaw kon ñu ngi rafetlu taxawaay boobu mu taxaw. macha allah macha allah. kon ñu ngi ñaan état bi na leeral lii. ndax dara gënu ñaaw ay xale. ay tuut tànk suñu borom dénk ñu leen. ñu war leen a sàmm. nga di leen toroxal ak di leen mettital. dara gënu la ñaaw bërëb boo xam ne ca njaal benn nga la ko taxoon a jóg mooy xale bu nekk ci mbirum drogue ñu xëcc la ñoddi la libéré la. ñu dem di ko fa jëfe. dëgg la. alors moo tax nag ñu ngi sant brigade de recherche. macha allah. waaye magistrat yi yor mbir mi nañ leen bàyyi ñu gérer ko. ci seen teyu bakkan te pousser ko jusqu'au bout. ba ñu xam ñi fa dugal ñaawteef yooyu ñan la ñu teg leen ay daan. macha allah barakallah. question bu mujj xam naa libéré la xam naa xaw nga sonn tuuti ndax depuis sànq ba léegi macha allah. waaw ñoo bokk liggéey bi waaw macha allah barakallah si disponibilité bi. muy rangu am na ay wax yu ma la fi waxaloon. mu mel nii ñu bëri sax jàpp nañ ne ci réew mi li tax mu dugg kaso mu ngi jógee ci Jamra. loolu bëggoon nañ ci xam lu bëri parce que tey libéré nañ ko ñu bëri nee nañ génn na kaso waaw mu ñu bëggoon nag nga jox ñu ci ay leeral ci mbir moomu. waaw coow loolu day boo gisee mu topp ñu taxawaay bi Medina TV taxaw rek lañ doon taxaw di alerter. ndax yéen toujours yéen a ngi alerter. loolu gis muy raam te nar a doon lorange ci askan wi. ci tuut tànk yi. ngeen alerter. ñun dañ doon alerter rek. ndax dañ ko gis muy futteeku nekk ci réseaux sociaux yi. sol sagaru slip ak benn soutien. wallaay naan la def promotion soirée privée. wallaay te du benn yoon du ñaar yoon. ndax du nit ñi ñooy dem di wuti image yi. si fil d'actualité bi la koy def. day défilé da ngay taal sa Facebook rek gis ko. mujj gi nag ma laaj sama benn xarit ne kii ban race la. ban nationalité la. waa Burkina Faso la wala waa Bénin wala lan. wallaay wala waa Ouganda. ñu ne ma déedéet sénégalaise la. ma ne waa kii xanaa amul yu mbokk. wallaay man loolu rek laa wax. dëgg la. presse bi daal di ko jàllale. mu dégg ci. le lendemain rek sama benn waay ne ma Maxtaar ma ne ka mu ne ma demal ci site sangam. ma ne ko lu fa xew mu ne ndaw si tontu na la de. ma daw xool gisoo benn vidéo. mu naan ma Pa Jamra bi may wax mu naan kii nga xam ne di jóg sama kër. ma di ko déng di ko suppu kànjal. di ko defal njabu soow. di ko sax présenté samay copain góor jigéen. allahu akbar. maanaam yi Jamra di xeex yëpp. mu foog ko taxañ ko rek xëpp. le lendemain ma nekkoon ci yeneen ité ndax dama fi woowoon presse bi doon leen rendre compte démarche yi ma defoon. ci veuve ancien combattant yi seen jëkkër seen bakken rot ci guerre golfe bi. te Arabie Saoudite yónni fi ay ndàmpaay ay ñu waw xol détourné ko. ma jàmbatoon ko ci Macky Sall mu boole ma ak ministre des forces armées Augustin Tine ak premier ministre. après ma am audience ak ambassadeur Arabie Saoudite. donc ma woo presse bi pour rendre leen compte ci loolu. waaye comme que affaire buzz daf leen neex rek. ñoom presse bi. ba wax jooju jeexee ñu indi ma waxu kii. ma ne man lii taxul ma woo leen ñu ne waaw mais am na lu mu wax ci yow démb. loo ci gis. ma ne ko ni ma ko gisee mooy loolu mu defoon futteeku xaw yi sutura jigéen. ndax dégradé wul image am moom côté. dafa dégradé l'image de la femme. wallaay ba ñun ñu jógoon pour dakkal loolu. kon léegi elle a deux problèmes. Non seulement violation de l'article 324 ak 318 du code pénal sur l'attentat à la pudeur ak outrage aux bonnes mœurs. léegi lii ngeen mën nettali nii ne moom ma daan suppu kànjal ak yooyu. te man xaw ma fu mu dëkk ci àdduna. allahu akbar. xaw ma sax moom nu mu mel. à part ni may gisee yéen ngeen di ko wane ci journaux yi. alors léegi ça fait un deuxième problème pour elle. mu di diffamation injure publique. presse bi nag le lendemain ñoom ñëpp ñu génn ko. ne Jamra porte plainte pour diffamation injure publique. mu liir ko tiit nag. dal di jóg defal ma benn vidéo. même waa jama alerté woon woowaat ma. defaat na vidéo ci yow de ma ne waaye man ndaw si na ma bàyyi. mu ne déet bi yoon dafa changé. demal rek. site sangam moo nga fa. ma dem gis ko bi yoon mu métamorphosé wu soppeeku. sol benn musóor bu ñuul bu ibaadu musóor bu rëy. waaw ak benn abbaye bu ñuul. waaye ba tey weewu jasit yi moom dara. soppeeku ci mu taxaw naan ma waaw man day dañ ma kii rek dañ ma comprendre lul. Papa Matar bañ naa ko ba tudd ma turam. waaw maa ngi jégalu
bu fekkee gisee na ko ne leen maa ngi jégalu su bëggee sax dégg naa day jàppale les veuves des anciens combattants pour ñu jot seen i ndàmpaay su bëggee sax ma ñëw jàppale ko ci démarche yeeg liggéey donc daal di aplatir daal di dégg lu ñaaw la mu waxoon yëpp génn ci ba sax ma dégg ko noonu rek daal di wëlbati ko nekk ci yeneen ité waaye le lendemain li ma jot ci ay coup de fil ay WhatsApp ay SMS kenn xamul nu mu toll. ñi ma ci gën a yàpp nag naan ma waa yéen waa Jamra yi foo leen jógee di woote diine di woote l'islam kii reconnaître ne moo tooñ jéggalu na xanaa di ngeen ko jéggal ma ne ñi wax nañ dëgg ci laa waaxu nag ca ngoon nga dem police centrale je le remercie au passage le commissaire Bara Sankaré de la sûreté urbaine ma ne ko ana suma plainte bi contre ndaw soosu naan damay ñëw këram di fa lekk suppu kànja njab so mu ne ma plainte baa ngi fi ma ne ko waa dimbali ma rek ñu xotti ko mu ne bon ma ne ko waaw nañ ko xotti baal naa ko wallaay parce que y a trop d'intervention et puis jéggal naa ko kon contrairement ak li nit ñi yaakaar Jamra jéggaloon na ko la question se pose de savoir kon jafe-jafe yi moom lu ko teg waaw lu ko teg voilà loolay wax ji donc du Jamra li ko teg état d'urgence corona bi la ndax moom da doon def promotion wu soirée privée te xam nga état d'urgence ànd ak couvre-feu àndul ak soirée privée mu daal di ko soppi au lieu de soirée privée mu tuddee ko yendu parti di ko defee fii ci Almadi maanaam bëccëg ndekete dontele baal naa ko police baaluñu ko ñu ngi ko doon topp ñu ngi ko di topp waaw ba le 27 mai ñaari kuréel yu xarañ mu di division des investigations criminelles ak tamit la brigade de cybercriminalité ñëw ne jameet foofu jàpp ko en flagrant délit avec une bonne douzaine de ses complices alors daal di ko yóbbu procureur daal di ko déféré alors ci fan yooyu le juge du 8e cabinet Mamadou Seck convoqué ko ne ko voilà dañ lay téye pour ñeenti raisons yi benn bi mooy violation de l'état d'urgence parce que état d'urgence bu amee yu bari dañ koy tere regroupement yeeg yooyu deuxièmement proxénétisme mooy jigéen yuy jaay seen bopp te luñ ci am sedd la du Jamraay wax waaye c'est la justice sénégalaise moo ko wax le juge d'instruction Mamadou Seck troisième chef d'inculpation diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et parce qu'effectivement complice am yooyu jigéen ñi dañu doon jëflanteeg ay góor mu am ñu di ko filmer di ko jaay à des sites internet moom sax police mujjee découvrir na ne moom si boppam ndekete dafa am site internet et enfin quatrième chef d'inculpation défaut de carnet sanitaire loolu moo gàllu ci loosam ñu ne ko ràpp depuis le 25 mai ba ñu ngi ko bàyyi tey ci début décembre bi muy juróom benn weer tëdd na ko fa alors léegi nag génn na waaye ma doon ñaan ay moroomam ñi tolloog moom jamono tolloog moom at ngeen jële ci ay jàngat na ngeen ràññee seen i moroomu nijaay seen i moroom yu bàyyi yi leen bëggal lu baax di wax Medina TV ngi Mohamed du jóg ci di yëkkati kàddu di jàjj ak di artu surtout jeunes yi ci danger jamono lu baax la leen bëggal mais jublu ci xas leen ñu mel noonu na ngeen leen di déglu te ngeen bàyyi di déglu ñu doy waar ya nga xam ne ñooy dem sa télé ya Jamra bàyyi leen rangu li mu sol garaawul lu privé yoonu l'islam new ci ñooñu ñoo ko tàccu rëppatal ko muy tëb di dal ba ne carax dugg kaso kan nga gis ci ñoom mu dem ba foofu yëkkati morceau 70 ne ko maa ngi lay masalu wala morceau mango wala banana ba mu ne ràppa ca kaso ba kere la leen gëj a gis nga lii nag doy na jàngat pour que ngeen xam ne ñiy wax moytu leen lii bu leen teg seen tànk fii seen njariñ rek la waaye du voilà kon nag loolu laa amoon yu ma ci yëkk ci kàddu léegi génn na kaso am naa yaakaar ne jarul kenn di ko waar ndax kaso moom doy na waar bu ko defee bu génn na dëgg la na jéem a xool jëfee loolu tubaab di wax tubaab nee na c'est en faisant des erreurs qu'on apprend waaw wallaay macha allah kon macha allah am nañu mbégte tey Mame Makhtar ci dalal ci chaîne bi di Medina TV ci émission Ulil Albab xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo macha allah ak téléspectateurs yi joxe sa kàddu gu mujj ak say ndénkaane macha allah ci doxinu réew mi ndax réew mi fu mu nekk lëj na lool macha allah. waaw loolu day dëgg yàlla
xanaa damay jaar ci seeni tànk rek yéen waa Medina TV ndax ci loolu ngeen dëkk. waaw di fàttali jàngale yu baax ak yu rafet yi fi mag ñi bàyyi. yéen ci loolu ngeen dëkk. yàlla leen si yàlla bindal ay yiw yu bari. amiin amiin amiin. et di ci profiter rek. ñaan suma ay naataangoo. nañu jox cër. ñi fi toogal mag ñu baax ñi fi suuxat lislaam ndax dëgg la Cheikh Ahmadou Bamba dem na. Seydi Hadji Malick dem na. Baye Niass dem na. Baye Laye dem na. waaye ñi leen fi toogal ñoo fi toogal Baye Niass Baye Laye. Seydi Hadji Malick Cheikh Omar Foutiou. ku leen ñàkke teggin ñàkke nga teggin kàngam yooyu. te kàngam yooyu comme que ñoom ñoo tuddee seen bopp ne ñoom ñooy jawriñu yonent bi. ku leen ñàkke teggin ñàkke nga teggin Seydina Mohamed. wallaay. kon loolu pour dire que. di ñaaxaat rek. suñu kilifa diine yi nañ leen jox seen cër. nañu bàyyi nekk ci réseaux sociaux yi di ŋawte nitu diine yi. loolu mën na sànq am réew. yàlla nañu yàlla nasaxal itam. pexe noonu. amiin amiin. surtout noonu l'islam yi. amiin. yàlla na yàlla néewal doole Emmanuel Macron bi encouragé français yi pour ñuy ñàkkee teggin gën ji mbindeef. amiin amiin. waaye am naa yaakaar ne rassemblement ba la ñu def. fële ca le 7. place Obélisque. wane ne ummatul islamiya bi. eh bien bu danger amee. kenn xamatul ndax Touba nga bokk wala Ndiassane ak wala Laayeen wala Cenaba. keroog amul coloration confrérique ñëpp a génn. def benn dank. wallaahi bokk benn baat. mu di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. loolu yàlla na sax. amiin amiin. yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu kilifa diine yi. saxal leen ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg. amiin. yàlla na yàlla dàqal Sénégal seytaane. amiin amiin. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin. làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul. amiin. asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah barakallahu ñuy sant di gërëm Mame Makhtar ci disponibilité bi macha allah di sant di gërëm bu baax Ismaïla ak Zal ak mbokk mi mu àndal macha allah di gërëm Abdou Aziz Niang borom Medinatu Rasoul waaye di gërëm suma frère dal mo Aboubacar Diallo waaye tamit di nuyu ak ndokkeel ak ziyaara sama wayjur Serigne Moussa Gueye Laye di ko ziyaara bu baax a baax di ko wàccee waayam di sant bu baax kilifa diine yi fi nekk kilifa aada yi waaw jàngu bi di ñaanal réew mi jàmm di ñaan lépp loo xam ne musiba la ak balaa la yàlla na ko fi yàlla teggi ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu